mu mun a dem loolu leer na Pape Aliou. nañu def ci jàngatu làmb ginnaaw tour de table bu njëkk boobu Gaston Mbengue dañuy ñëw ci liggéey bi ak saison bi dellu siwaat bi ni ñu ko waxee ginnaaw combat Lac de Guiers 2 ak Eumeu Sène taxawal nga Bombardier ak ki nga xamante ni moo di Balla Gaye 2 ñu war a bëri le 26 juin ci biir programme bi am na combat Sa Thiès ak Moussa Ndoye bu Yaraax gis nañu Pakala bu Mbour war a daje ak Forza bu Fass loolu lépp ci liggéey bi la waaye it bërki démb dañu gis nga taxawal combat Boy Niang 2 ak Balla Gaye 2 muy combat boo xamante ni ñaari mbër yëpp ñu ngi ci contrat Balla Gaye yaa ko tëgg yow la war a bëreel Boy Niang 2 contrat Thialis ci la war a ne lu waral choix boobu ak ci moment bi ak it ñu gis ñuy révéler ni ci avance su mbër yi ñi ngi naan 100 millions ñi ngi naan 150 millions loolu leen fay comme cachet Gaston lu muy leeral foofu. d'abord benn eggu ci 100 millions. ok journaliste ba ko wax. il prêche le faux peut-être pour avoir le vrai mais le vrai du ko xam moom mais benn eggu ci 100 millions. te journaliste dafa war a nekk it journaliste d'investigation. parce que topp de source proche de Gaston Production te Gaston Production di dund nga amee téléphone man koo woo laaj ko ba pare deful loolu di bind de source proche de Gaston Production dafay yomb. xam nga seen slogan boobu ngeen war a lañu war a bàyyi. de source proche loolu ci source doo ko wax mukk loolu da nga ko war a bàyyi loolu c'est même pas digne d'un journaliste. man fayuma benn mbër 50. mais journaliste aussi amul obligation de divulguer source am toujours. non yow fekkee woo tax lu ñuy wax. ah kay non laaju mooy source am. dama ni non j'ai pas non dama source da ngay déglu bu baax li ma wax. ay te ñëw dama ni journaliste bi. xam na ma toujours mu woo ma su bëggee source mën na ñëw ci man. mais xam nga wax lu dul dëgg source ba ko wax. d'abord c'est faux. donc c'est une fausse information. te su jaaroon ci man xëy na du def loolu. mais pour quelle raison ngay wut di wax loo xam ne yow lii yow wóor leen c'est faux amoo loo koy justifier lu dul de source proche de Gaston Production. te mu wóor ma ni man en âme et conscience ak weeru koor wi ñu nekk laa wax yàlla na bu ma wari du dëgg. waaw mais loolu du ci journaliste bi de. parce que déjà yow wax nga ne journaliste bi kaalawu na parce que daf ne source boo xam ne dafa proche de Gaston. mais xam nga donc moom loolu la wax. mais maanaam moom affirmé wul. dama ni dafa wax li ko ki dend ak yow wax. xam nga su doon gomis bi. waaw daf may woo ni ma li may dégg Gaston. ok ma ne ko am na wala amul au moins soit demee wax leneen sax dana ni woowoon naa Gaston mais moom woowu ma. xam na ma pourtant toujours mu woo ma di ma laaj yeneen. mais doo xëy rek inventer sa benn montant chiffre di wax loo xam ni. loolu sax mën naa yàq làmb parce que tey làmb ji yii làmb yu jëkk li ko daan yàq lii la. xëy rek bi ni diw fay na 200 millions wala 100 millions mbëri ji des dafa ne danoo war a fay loolu ba beneen promoteur bu leen seeti sax ñu doon ko jox ma li nga jox li Gaston jox Balla Gaye loolu day yàq làmb day freiner làmb. xam nga bëgg man am na ku ne ma fay nga lu ëpp 80 millions. am na fay naa. lu ëpp 80 millions. loolu dëgg la mais xamul lu ma fay. kon 90 yi leer da ngay non am naa surtout damay raay. waaw am nga source mais 90 millions da ngay prêcher le faux pour avoir le vrai kooku moom ji koy journaliste la. mën naa la koo nangu. waaw léegi doo ñu wax. fay naa it Boy Niang loo xam ne mësu koo fay ci làmb. ok loolu mën naa koo wax mais du ma wax moom. ok ci moment boo xam ne ñu ngi ci contrat ñoom ñaar ñëpp. waaw ñu ngi ci contrat ñoom ñaar ñëpp. Boy Niang avant ma koy jox avance mu ñëw ak papaam ak manager ak yëppam. dama leen ni làmb ji comme Gaston dafa weex doom. bugguma dugg ci loo xam ni ëllëg ak si biir day bari coow. Balla Gaye 2 man maa ko engagé. su ma neexee jox ko ñetti avance. ne ma ko daan joxe ñoom Moustapha Gueye ne ma ko daan joxe mbër yu bëri yàgg naa fay joxe ay avance classe bi moo koy tëgg mbër yi ñetti avance laa leen doon joxoon. mais ma ni leen yéen da ngeen a nekk ci. contrat ak Thialis. dem leen ngeen discuter ak Thialis ba xam kañ ngeen di bëree. su ngeen xamee kañ ngeen di bëree ba dem seen G ba def seen ba régulariser seen contrat su ngeen ñëwee ma soog leen di jox avance. mais du ma joxe sama avance noonu rek parce que bëgg ngeen a bëree parce que yow yaay Boy Niang et tout ça man loolu du ma ci fekk. ñu dem seeti Thialis jox leen ma ni leen lundi danañu régulariser amul problème man sama rakk nga man nga dem jëlal avance man ci année bii la suñu contrat yam daa ngeen bëri juillet pour jël rek distance ma ni leen man déwén laa leen di tëgg fekk année bii jeex saison prochaine laa leen tëgg. loolu yi am naa ci droit. defe naa ni ay yaara yéen de mal man lépp lu ma def ci yoon laa ko teg. d'accord. en fait Gaston ñu la doon xaar bu fekkee
damay ñëwaat ci arène bi ñu ngi la doon xaar nga créer ay mbër yu bees pourquoi pas nga jël ci xale yi tëggal leen ñu créer mais bu fekkee ni toujours ténor yooyu rek la ñuy jël di leen bàyyiwaat ci làmb ji te duñu fi def loo xamante ne sénégalais yi kontaan ci benn yoon est-ce que loolu tamit waru leen ci bàyyi xel tuuti pour nga xam pour may chance yeneen mbër yu bees d'accord yooyu day ndax ñii fi nekk ñëpp maa leen créé man ba ma bàyyee làmb ji pendant 5 ans bi ma dellu seyit ñoo ma fi créé woon rek laa fi fekk ma ci kenn ko fi yokk moo tax nag ñu doon xaar nga créé woon non dama lay wax rek Boy Niang xale la mi ngi nii di bëreeg Balla Gaye donc loolu d'abord événement la bërki démb laa tëgg Diène Kaïré ak Modou Anta ñëpp gis nañu ne combat ba demee neex Gaston nag mën la créer lépp mais doon gisit Gaston doon indi claf doguma la lu ni mel ndax mën nañu xaar Gaston tëggaat nga claf laa fi indi woon ba ma koy indi ñëpp danoo toogoon ni claf kenn mënu ko fee tëgg championnat kenn mënu ko fee am na ay manager dañ ni yoo doon wax sax ni booba Kabila lan may wooye am na ci manager lan may wooye Kabila de lu mu mas a wax def ko mais lii moom du ko def ci àddina parce que mbër yooyu bi ma leen di jël ci 1 million kenn musu ci fayu 1 million muy ñoom Balla Gaye ñii ñoom Modou Lo ñooñu ñëpp ñoo fi nekkoon ñoom Tapha Tine Yékini genre clip yooyu yëpp ñoom Zos kenn fayu wu joon 1 million ma ñëw tegal leen 20 millions ci taabal ji leen moom laa leen faire pour ñetti combat yi am ay manager yoo xam ne dañu woon Gaston day wax rek mais lii mënu ko def et pourtant def nañ ko bis bu opportunité bi ñu dellusee nga defaat ko ñu defaat ko waaw bon xam nga waaw man franchement parler damay am inquiétude su may dégg Gaston muy wax par rapport ak question bi ñu ko posé ci lan moo tax le retour de Gaston meeg ci arène sénégalaise bi mais dafa mel ni Gaston bi muy wax yëpp Macky Sall lay wax ak dama leen di dimbali xam nga boo nee Gaston rek sa xel day dem dama leen di dimbali parce que loolu lay wax souvent ñu ne làmb facteur de développement la da koy wax mais làmb ça gravite autour de 8 à 9 lutteurs Sénégal bu ñu waxantee dëgg waaw parce que Gaston bu fekkee day dimbali mbër yi dimbaleetuma kenn maa daan wax non da nga ko tudd léegi dimbali bu njëkk maa daan wax dama leen dimbali waaw boo ko nit ñi wax dimbaleetuma kenn kenn laa dimbaliwul damay teg lépp ci yoon dimbaliwuma kenn waaw d'accord léegi lan moo waral le retour de Gaston Mbengue ci arène sénégalaise bi mais maa ngi koy wax Macky Sall ngeen di bañ ma tudd ko voilà Macky Sall kenn bañul nga tudd ko nag non bañu ko tudd ko de non bi tey yow da ngay jaxase Macky Sall fi ma jëm may ma rek yow li nga bëgg yow fi ñu bëggee yóbbu ñun nekkuñu foofu nekkuñu fi di wax ay affaire Macky Sall yow mi bàyyi Aliou Sow yow laa wax waaw mais yow laay wax waaw wax déglu ma Gaston xam nga ma xam naa la dégg nga xam naa la du ma bàyyi sa léegi xamante nañu xam nga sama question bi dafa am fu ma doon jëm mooy est-ce que Gaston nekkul di politiser làmb ci si parce que xam nga tax dañu wax tout le temps bu ñu la poser question parce que nit ki mënul liggéey ci maanaam di am nit buy liggéey day am profit day liggéey pour avancer mais saa yooyu liggéey yow da nga naan làmb ji dama cee perte nga dellusiwaat ci làmb ji baatu dem leen di dimbali day ñëw tout le temps mais gisuñ bi yoon lan nga defal ci làmb ji lu dul président Macky Sall nga ci tudd damay liggéey nangam et puis li ñu bëgg mooy en terme de perspective bu fekkee Gaston dafa ñëw pour jël lamb ji politiquer ko wax ko wala day ñëw aussi pour jàppale lutteurs yi dama ni waaw ci politique boobu may def lutteurs yi ci la ñuy jàppale ko lutteurs yi ñoom yaay wax lii mais ñoom dul ko wax ndax ñoom gis nañ ci seen bopp mais ñaata yow mi ci gisul sa bopp mais dama ni yàgg naa wax ni lutteurs yi tey su ñuy wax millions yu bari yi ñuy wax yëpp li ma mat a gën a metti jaade na fukki nit a koy séddoo fukki lutteurs ñi ci def ñëpp kooku je le reconnais injustice la de mais ban yow da nga yow sa toogaay bi rek injustice la lu tax toogaay bi nekk injustice mais Gaston loxo maa wax lu la neex nii rek yow non moom dalay laaj non bu ñuy wax facteur de développement ci réew day fekk loo xamante ne day jëriñ ñëpp mais tey facteur de développement mais parce que yow man li may def defoo centième bi yow defoo dara luy jariñ dara ci réew je ne me compare pas à toi Gaston non dama ni c'est que li ngay wax man dafa am fu ma bëgg moom daf lay laaj dafa bëgg lamb gi ngay wax ne li mu wax lamb ji c'est grave ñi ciy profité yow yaa garaaw dara garaawul li ngeen bëgg ñu wax ko duñ ko li ngeen bëgg
mënu la nekk di wax lu leen neex non di wax lu leen neex rek man du ma leen topp ci leen neex man li may vivre laay wax lamb ji tey lamb ji du bari lamb ji ce n'est même pas da nga ruiné woon waaw da mais yéen xanaa ruiné bi da ngeen cee kontaan non yàlla tere au contraire yàlla tere ku mel ruiné du ma au contraire c'est que bi ngay bàyyi lamb ji millions yi nga ci def Sénégal yëpp xam ko nga jékki-jékki déet xamoo coow si non ñëpp xam nañ ko loolu moom si bu ñu demee ba tuddee la doon kin de l'arène c'est parce que dañ fay def lu rëy loolu moom mais kin sax mais kenn qui ne risque rien n'a rien il faut risquer dans la vie man risquer la ma tàmm moom laa xam doon kin bi ñuy wootee doon kin bi ñuy bi tax ñuy wax c'est parce qu'il y a des millions qui ont été investis ci lamb ji ak pak yow yaa xam ndax ci mais du n'importe qui moo ko mën waa déet waa non moo tax ñu wax doon kin xol bi la nit ñi amul non mais d'accord naa ba tey mais man xam nga lan moo ma jaaxal lamb boo xam ne dañ ko organiser jël ci ay millions ci temps bu gàtt moment bi ngay ruiner ak moment bi ngay commencer léegi nii affaire yi di doxaat certainement que vous avez ça fait 5 ans ça fait 6 ans non ba tey ay centaines de millions du tic au tac dans un pays comme le Sénégal ma yëgal vas-y dama ne xaalis bi nga jël yëpp di ko dugal ci làmb pour soi-disant jàppale Macky Sall loolu la ñu war a mën a xam xaalis boobu fan la jógee ñun loolu rek la ñuy laaj c'est tout ngeen di laaj waaw xaalis fu mu jógee liggéey la ak samay pexe maa ngi nii montage laa def dem naa après ces sponsors yi ils ont bien répondu y a pas de problème où est le problème Gaston d'accord j'espère que corps de contrôle dinañ vérifier xaalis bi transaction yi am léegi corps de contrôle yi nga ma bëgg a yónnee non yónnee ma leen non xam nga man du ma fonctionnaire man amu ma xam nga lu tax parce que non xam nga li tax ma wax loolu maa ngi leen di xaar xaw man waxee ma nii rek man xam naa li may wax kon nee naa la xam naa dëkk nu muy fonctionner yow de danañ la contrôler yow it man pare naa bu yàgg Gaston pare nga baax na ba nu ñëw man xool man pare naa fépp nag côté bu nekk non pare naa amee salaam mi ngi di wax rek pour bañ ñu ñëw ci yow mais danañu ñëw de dégg nga li mu wax leer na Serigne Touba Mbacké la xam man pare naa fu nekk dégg nga li mu wax man damaa pare waaw baax na aw moom lu may tiit mais leen rek laa wax ma ne mooy dëkk bi il faut moom transparence il faut mu am mbiri mu leer léegi nag millions yi ñuy jox ay kii pour jàppale ay état xoolal muy yow mu ñoom caalis ñëpp c'est pareil ñoom xaalis yi ñuy jël di ko dugal ci ay millions non parce que yéen yaa leen les grands promoteurs parce que c'est des millions quand même qui sont investis ci la lutte bi te kenn xamul xaalis fu mu jógee mais dañ ko liggéey yow mi liggéeyul kay amoo xaalis boo ci def déet man xamoo ndax liggéey xaw na maa ngi liggéey non mun naa bañ am xaalis ma ne man mun naa bañ am xaalis mais liggéey moom maa ngi koy def dama ne transparence moo war a am ci réew mi xaalis bi ngeen di génne di ko dugal na leer ñëpp gis ko teg seen la ñu rëy taxul ñu nga nekk Alioune Sow dama ne da ngay noppi dama ni mënoo taxawaalu émigré ji pendant des années yow Gaston xamoo luy taxawaalu yow dama ni yow xamoo luy taxawaalu xamoo loo liggéey yow nekk yow xool man maa la dàq yaama ma dàq jàng maa la bu xam-xam yàlla maa la dàq jàng boobu ne damay taxawaalu yaa ma dàqalal jàng maa la ëpp xam-xam maa la ëpp xel ëpp la xam-xam da nga ma mag rek da nga ma mag ëpp lay pexe non da nga ma mag rek yow moom xam-xam da nga ma mag rek yow moo xam bu ma amee saat nga xam bu ma amee saat nga xam merci Aliou Sow léegi Gaston merci Aliou Sow ah waaw dama am benn question bu ma kii rek merci Aliou bon Aliou wuyu ma je t'en prie calme-toi affaire bi neex. mais fii calme amu fi. waaw d'accord léegi wuyu ma waaw d'accord léegi Gaston waaw d'accord léegi déglu ma je t'en prie maa lay ñaan. gis nga bu leen rey nit ñi. waaw d'accord maa lay ñaan je t'en prie maa lay ñaan. waa jeex na toog yàq dara di wax loo xamul. wuyu ma Aliou s'il te plaît Aliou Sow mun naa xam ni nga bañ a xam. Aliou Sow waaye doo ma am say ak yow Aliou Sow s'il te plaît Aliou Sow waaye jàng école moom maa wuyu ma s'il te plaît man samay doomay say morom te ñoo la dàq jàng ñoom ñëpp. s'il te plaît. acca Gaston yow vraiment li tax ñu invité la li ñu war a xam ci yow dafa bari gis nga jàppal ne ñii di la poser question yëpp dafa am lu ñu bëgg a xam ci yow c'est-à-dire yow tey jii yow yaay ki ñu war a jox xam-xam ki war a jox xam-xam ñiy seetaan ñun suñu wax amul njëriñ yow la sa wax am njëriñ xëy na laaj la rek mais loolu kese la donc il faut que ñu calme tuuti pour waxtaan bi ne parce que li ñu war a wax tey dafa bëri de Gaston bëri na lool du ngeen laaj voilà normal ma wax leen voilà d'accord fi taxaw nag d'accord bëgg a wax luy Papa maa ngi ñëw ci yow ñu changer débat bi kii Pape Maguette man du ma nangu loolu man d'accord Pape Maguette vas-y Pape Maguette vas-y duñ def loolu s'il te plaît Aliou loolu lay bëgg a def loolu da nga ko tàmm na nga ko bàyyi s'il te plaît tu vas essuyer loolu da nga ko bàyyi s'il te plaît Aliou s'il te plaît bàyyi ko loolu sama jëf
ne marche pas avec moi. Aliou Sow dañuy laajte transparence dans ce pays là. muy Gaston Aliou Sow muy yow tu n'es pas transparent. man je suis pas transparent. yow tu n'es pas transparent. Akama Aliou Sow xoolal la tête dans le ciel. yow lii Aliou Sow mais tu n'es pas transparent. Aliou Sow man yàquma der man musuma yàq der damay laajte rek. bàyyi ko. man musuma laajte man mu xoolal man du ma yàq der. mais damay poser ay questions bon rek nga xam amul leneen. non de man du ma def loolu. Voilà. man du ma def Gaston Gaston s'il te plaît Gaston ñun ñoo la ñaan. c'est pas possible. S'il te plaît. je ne permets à personne comme muy taxaw di wax lu ko neex. waaw d'accord dañ koy def dañ koy def place. D'accord. wala ñi nga xam dañ leen di contrôler. d'accord man bëgguma place kenn contrôlé wu. jamais de la vie jamais ma def loolu. jamais ma def loolu. jamais ma def loolu. waaye par contre transparence dañ ko am ci réew mi. non non. léegi bàyyi ñu jox Pape Maguette mu dem Aliou s'il te plaît calme-toi Pape Maguette demal. waaw kay moom day tàng na trop mais nag li ëpp solo yaakaar naa mooy li bi tey wax c'est-à-dire mooy ñiy seetaan mën a jàngee dara ci li ñuy wax. bi ñu commencé loolaa doon wax dama ne Sénégal dëkk la boo xam ne fooy waxee war ngaa muslu rawatina Sénégal parce que dafa naqare waxee. man nag du ma dugg ci cadre nit ki na wax li mu def ci ay business am ak yooyu. man loolu du ma ci dugg. li tax mooy man personnellement damay am samay mbir di ko def te la ma cay def kenn du ma ko laaj. donc du ma dugg ci loolu. beneen affaire bi aussi mooy digganteem ak Macky Sall ak yu demee noonu parce que aussi problème bi li ci ne mooy moom nit la koo xam ne nii am na droit farak nit ànd ak nit yooyu. ànd bi nag lenn rek moo ko mën a yàq mooy jalal ñi masaleel ñi ci des bu loolu amul rek baax na. ça veut dire quoi mooy nga ànd ak Macky Sall xas ñi ci des. loolu bu amul rek amul benn problème parce que fii koo fi gis am na ko mu àndal. am na promoteur yoo xam ne da nga daan wax ñu ne le promoteur de l'alternance. man gisoon naa fi loolu. muy Serigne Modou Niang. macha allah heure bu ñëwee fii bu ñu gisee. nuyu ak ceeku di ku baax ku yaru macha allah mag mu yaru ñu ngi koy nuyu de passage. yàgg naa dégg loolu le promoteur de l'alternance. donc fii koo fi mës a gis rek am na ko mu àndal. man loolu du ma ci attardé wu. question bi nga xam ne Fabel daf ko posé mas doon posé lu mel noonu man loolu laay lëkkale génnee ci sama question man. mooy lan c'est-à-dire kii dafa wax ne Fabel. lan moo tax lamb ji à chaque fois même bu Gaston ñëwaatee dañ koy rek centré ci ñoo xam ne nii ay mbër yu mag lañ ba pare ñooñu am nañ lu ñu am parce que boo jëlee Balla Gaye tey am na këram ma nga fële tuxu na géej waaye dëkk feneen nga jël nu mu tudd Eumeu Sène ma ngay nos xaw ma fan ñoom ñëpp ku ci nekk am nga ci loo toog ay oto yu rafet la ñuy war ak yëpp kii li mu doon posé dafa wax lu xaw a mel noonu parce que nee na lan moo tax lamb ji ça gravite autour de 9 ou kii mbër c'est-à-dire man li mu bëggoon laaj bu ma boolee ñaari question yi mooy naka lañ mën a def ñoom promoteurs yi comme Sénégal ñi bëgg nekk ay mbër dañoo bari xale yi nga xam ne dañuy ne ci arène yi dañoo bari di entraîner yëpp nan la ñu mën a def ñoom lan lañ mën a teg xam nga amoon na fi ay calaf ak yooyu xëy na loolu daan na génne ay nit c'est-à-dire yu mel noonu lan moo tax mu raar nan lañ mën a def ba nga xam ne mbër yu ndaw yi nga xam ne ñu ngi ngembu bëgg a sori bëgg a am dara ñoom itam daañu mën a jariñ ci lamb parce que am na ñoo xam ne seen objectif yëpp mooy am ci dara. d'accord Gaston vas-y. xam nga loolu. tey ki am li nga am rek ngay duggee marché. ñu bëri dafa na ni état man état joxu man am naa samay pexe am naa samay relation man bi ñëpp yi wuti ennemi ak di wuti yu kenn xamul man ay relations humaines laa wut tey ku baax ci dëkk bi rek xam nga ma muy que ça soit dans l'opposition ou dans le pouvoir moo tax man ku ma neex waxal fu ma neex dugg aw ma sens interdit aw ma garde corps ndax li may def c'est clean kenn mësuma déggit ci ay dégâts du ma ci dugg samay doom kenn mësu ci am bourse pour jàngi te ñoom ñëpp ci école yi gën a rëy ci monde bi la ñu jànge ñoom ñëpp a réussir macha allah kenn mësu ci am bourse su fekkoon ni Abdou Diouf ñoo bokk benn maam le président Abdou Diouf pouvoir am mësuma cee am dara sama sœur Aminata Mbengue Ndiaye mësuma dugg bureau à part muy def passation de service du ma dugg bureau parce que bugguma ko gêner ci liggéeyam man loolu ñëpp xam nañ ko ci man sama liggéey laa xam moom laa gëm tey li nga wax làmb ji mais état ñëw na léegi man de séenuwuma lool parce que man de façon tey suñu ko doon séddale bokkuma mais état mën naa dimbali yeneen promoteurs parce que y a beaucoup de promoteurs yu soxla ndimbal pour promouvoir les jeunes lutteurs tey nee nañu am nañu seen 450 milliards yu ñuy def pour créer des emplois war nañu mën a woo les jeunes promoteurs ñi nga xam ne ñu ngi promouvoir ñooñu ñu jàppale leen ci yooyu yëpp ay buntu la xaw ma dinañu ko def xaw ma duñ ko def mais yooyu yëpp ay buntu la mais man Gaston Mbengue danaa def samay étude am naay pexe yu ma génnee xaalis yoo xam ni du ma ko wax mais am naa samay pexe yu ma génnee xaalis te it li may def lu sain lu c'est des choses saines
tey dara weesuwul risqué jël Balla Gaye Boy Niang jox leen avance toog war a defar say plan de travail war a dem seeti sponsor yi parce que wóor na ma ni dañuy wuyu dañ ci wuyu su neexee yàlla yonent bi parce que ñëpp a bëgg combat boobu sponsor yi génne ay centaine de millions di ko joxe sponsor da lay jox 100 millions sponsor da lay jox 150 millions mais fokk nga génneel leen loo xam ne jaral na leen ko su ñuy ñëw di jël ay blouson di ko jox mbër yi ñuy sol ñuy jël seen lépp def ko ci jël pendant 2 mois ñu toog seen communication yëpp ñu wékk ko ci làmb ji wékk ko ci benn mbër tey soo duggee tey ci dëkk bi am na ay sociétés yoo xam ni ay affiches yoo xam ni des produits support Balla Gaye support Modou Lo support Eumeu Sène support Bombardier ngay gis ñooñu am nañu ñu leen bëgg ñooñu soo leen tëgee ce qui est sûr et certain mooy lu mu metti da nga ciy génn. d'accord mais Gaston waaw Gaston man jaaxal nga ma lool ci lenn. yàgg naa laa jaaxal. waaw jaaxal nga ma da nga ma yàgg jaaxal. waaye souvent rek dinaa xam fan laa lay koj. Gaston. yow yaa fi njëkk yow ci yow la mbër commencé di gagner ay millions. nga dem ba ci biir nga ne man dootuma fayati mbër million yaa ko wax. dootuma fayati. mbër million. million waaw 100 millions voilà non ay millions xam dama. waaw 100 millions 100 millions dootuma ko defati. ba tey nga dem toog. nga ñëwaat indiwaat loolu. déet yeggaguma 100 millions. enkañ. non Gaston non andi Gaston li nga fay nii ba mën na 100 millions. suñ ko boolee. non ku ci nekk am nga 100 millions. barke Serigne Bamba. waaye doo xool non mais xam nga soo bëggee nag ñu fii. xam nga il faut me croire. est-ce que mën nga ma bàyyi man ma question sama question. mais dama ni. mais doo ma sosal uyu ma. dama ni doo ma sosal lu ma déglu doo ñu bàyyi ñuy wax nag. nga ñuy dagg. mais Gomis tamit nangul ko loolu. dama ne mais fay ko loolu. lan moo la indi ci loolu xam nga lu ma lay laaj dama ne. sa changement de kii yooyu. bàyyi woon naa dama ruiné nii 100 millions dootuma ko fay nga ñëwaat di fayaat. loolu lan la loolu. mais jeu boobu ngay joué. mais parce que damay carte. da ngay carte. waaw damay carte wóolu gis li ma def am vision xam ni lii su ma ko defee làmb ji toll na foo xam ne tey réew mi toll na foo xam ne tey soo ci dugg see da nga faj lu bëri ci comportement nit ñi benn da nga kontaan loo askan wi aussi parce que réew dafa soxla loisir d'abord